mbirum Petrotim ak BBC te nu tudd ca turu Aliou Sall procureur wàll si na ca Serigne Bassirou Gueye nekkoon ci ndaje mi mu doon amal ak taskatu xibaar yi ci la xam ne ni képp ku ca am lu la wóor mën ngaa ñëw fésal ko mbirum Fallou Sène di étudiant bi nu faatoon ca université bu ndaw ak coowul kudd bi université bu Ndakaaru kon lépp procureur ñambaas na ko ci ay kàddoom ci biir Midi Culture tey di fukki fan ak ñett ci weeru juin àdduna wërngal këpp di ci màggal puune yi rawatina kon jafe-jafe yu ñuy jànkonteel fii ci réewum Sénégal moom puune yi di wéy di nekk ci fitna ak ni nu leen di beddee léeg-léeg tax ñuy sàkku ci nguur gi ñu gën a sàmm seen kaaraange fekk booba kon jëwriñ ji sàlloo wàllum wér-gi-yaram di Diouf Sarr ne kon bateau hôpital Africa Merci léegi tey mu yegsi ci mim réew li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jegle la aada ak cosaan mu gën caa fës kon abano stress mi ni mbégte bu mag la moon ngir bokk ca Samba Sow ba doon am ca Paris di kon France ak itam Sow bi muy waajal artiste bi duppee boppam Docta doon màggal fanweeri ati carrière am wax itam ci li nga xam si moo di pecc mi nu duppee jom fa nataalup Galaay Ale Fall ak gan gi li lépp buñ ko faram fàccee Midi Culture day buur ñu ñaan lante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo ak Kati Ndiaye ñu am ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yeeg internet yu ñuy suivre. mi ngi noonu nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi mu di kon affaire li nga xam si moo di BBC ak Petrotim mu mel ni ki la di procureur de la République daal dina ci amal janlo ak taskatu xibaar yi. ni ki démb la woon moom Serigne Bassirou Gueye daal dinay xamle rek ni fi mu nekk nii rek dik nag mi ngi daal di toog di xaar képp koo xamante ne rek am nga ay information jëm rek ci wàllum Petrotim ci mbirum BBC bi la rek nga daal di ñëw ca ñoom ngir rek ñu daal di mën a indil ay leeral ci enquête bi la waaye tamit daal dina cay dolli wax rek ci mbirum détournement bi foofu lay cëkku danañ teewlu procureur de la République Serigne Bassirou Gueye. la woo chef DIC ne ko na ubbi enquête ci mbir moomu leen sant naa ko aussi ne ko enquête boobu nag na ci déglu képp ku ñëw bëgg ñu dégg bu mu ci xeeb kenn bu mu ci xeeb benn document bu mu ci xeeb benn témoin képp ku ñëw daal bëgg cee indi ay leeral. ci kaw loolu tam saisir naa section recherche bu gendarmerie ndax fan yi am na benn rapport bu ñuy wax rapport inspection générale d'État rapport bi mi ngi circulé mi ngi génn nit ñi di ko jàng te mi ngi ci internet bi rapport boobu ñu ni kilifa yi ko war a jot jotuñu ko foofu sax dama fi tardé ndax même su fekkoon kilifa yi jot nañ ko rapport boobu kenn waru ko génne maa ngi woo képp koo xam ni xam nga dara ci mbir mi moo xam loo ci xam la moo xam document boo ci yor la moo xam information boo ci dégg la nga dem ci chef de la DIC ak ay enquêteurs am dinañ la déglu parce que li ñu bëgg lépp te kilifa yi bëgg ko te yéen Sénégalais yi aussi ngeen bëgg ko mooy mbir mi leer. kooku déglu nañ ko ci joxe na li nga xam ni mooy ay firnde ay explication yu mu war a joxe. mu am beneen xaalis aussi boo xam ne toll na ci juróom-ñetti fukki millions ak ñaar léeg-léeg rapport bi ni juróom-ñetti fukki millions ak juróom-benn léeg-léeg mu juróom-ñetti fukki ak ñaar yooyu nee na ka nekkoon directeur du COUD ak ka nekkoon comptable am ak ka nekkoon service d'approvisionnement ñett ñooñu daal la ci tuumal ni loolu daal ñoom war nañ ko leeral fii ci tribunal bi ñu xoolee dossier bi maag samay nattoo gis nañ ci ni am na tuuti ay problème moo tax ñu ni comme ci dossier bi directeur COUD boobu fi newoon kenn dégluwu ko yónnee wuñu ko dossier bi comme niñ ko yónnee ki ma njëkk a tudd léegi ñu ni kon lii gën a baax mooy nañ ko delloo OFNAC. gannaaw kàddu yi Serigne Bassirou Gueye mu ni képp ku ci am lu la leer mën ngaa ñëw wax ko ci la Ousmane Sonko fésale ci page Facebook am ne kon moom noppi na ngir dem ca kanamu Serigne Bassirou Gueye ngir fësal lépp la mu ca xam Barthélémy Dias ni kon woote na tey ji ndaje ak taskatu xibaar yi bu ñetti waxtu ci ngoon jotee leneen loo xam si itam démb ca ndaje mi doon amal ak taskatu xibaar yi ca la porox ndolloo ngir wax ko moo di mbirum Fallou Sène ba tax na rek daal dinay xam le ni brigade prévôtale nag fi mu nekk nii rek ni ki tey ji dinañ tàmbali rek ab l'enquête indi ay leeral jëm rek ci faatu ki nga xamante ni moom moo di Fallou Sène nanu teewlu procureur de la République. Fallou Sène mooy étudiant bi nga xam ne ca biir université Gaston Berger dafa amoon ay manifesté bi manifesté yi jeexee sama nattango bi nekk Ndar muy procureur u Saint-Louis xamal nañ ni ko am na étudiant bu tudd Fallou Sène boo xam ni dafa dee sama collègue boobu deflu na enquête ba yónnee na ma procès verbal bu gendarmerie bu Saint-Louis waaye
dossier boo xam ni dañu ci am lu ñu tuumaal militaire boo xam ne dafa nekkoon ci wàllu liggéeyam su amee yoon daf ñu teg ni am na yeneen mbir yu ñu war a def yoo xam ne day yokk ci li nga xam ne moom lañ daan def bu doon dossier bu melul noonu mooy li nga xam ne ordre de poursuite la boo xam ne dañ ko war a jot mu jóge ci kilifay gendarmerie yi loolu nag bi ñu yónnee dossier bi jël nañ temps bi nga xam ni moom la njàngatu dossier bi ak saytu dossier bi laaj ba ñu ca paree gis nañ ni ci dossier bi war nañoo mën a ñaan autorités yi gendarmerie yi kilifay gendarmerie yi ñu yónnee ñu këyit boobu nga xam ne yoon moo ni fekk amul mënoo topp gendarme ñu yónnee leen fan yi ci ginnaaw ministre des forces armées tontu nañu yónnee nañu këyit boobu kon fi mu ne nii ñun ñoo ci des ma di leen xamal ni suba incha allah dinaa yónnee waat dossier bi brigade prévôtale wax ko ni ko na defaat jéego bi nga xam ne moo topp ci fii ñu yem jéego boobu bu ko jëlee yéen ñëpp di ngeen xam ban jéego. ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. King FM première radio digitale du Sénégal. tey di fukki fan ak ñett ci weeru juin àdduna wërngal këpp di ci màggal jafe-jafe yi ñuy teg ci kaw puune yi. ñu koy màggal fépp ba tax na rek bi la yoon li nga xamante ne moom la ñuy gën a fësal moom moo di jafe-jafe yi nga xamante ne rek ñu ngi koy jànkonteel ci seen dund waaye file ci Sénégal albinos yi nga xamante ne tur bi ñu leen gën a xamee moom moo di puune li ñuy gën a dund nag moom mooy wàllum agression ak beddi gi nga xamante ne moom leen di beddi bés bu jot ba tax na rek kii di Boubacar Diallo daal di bokk yi tamit ci ñoom di woo ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di nguur gi ngir rek ñu daal di gën a yokk seen sécurité nanu ko teewlu mi ngi doon jokkook Kumba Ba. tey fukki fan ak ñett ci weeru juin moom mooy bés bi ñuy mandargal ci àdduna bi sensibilisation ñeel ñi ñuy woowee ay puune bés boobu nag dañ koo tànn ngir xeex lépp luy agression ak it xeebeel jëm ci ñoom Boubacar Diallo kenn ci ñoom moom mooy directeur artistique bu Dimension di ab agence bu yëngu ci wàllu événement ak marketing com mu ngi dikkaat ci njariñ bi leen journée bi amal. journée bi mi ngi am importance pas juste pour wane ni défendre cause albinisme fii ci Sénégal mais c'est surtout pour wala ne ñi koy dund wala ñi nga xam ne dañuy yeewu pathologie dermatologie boobu que ni journée bi am nañ ko pour wane mettre un peu de lumière ci ñoom ñu di leen xeeb dem sax ba di leen di beddi ndax seen couleur yaram ñoom ñi nga xam ne ñoo amee puune ñu ëpp ci ñoom yalwaan la ñuy mujj def ngir mën cee génn loolu nag kii di Boubacar àndu ci benn yoon jàpp ne loolu rek moo leen mën a permettre dina parce que loolu la société sénégalaise bi loolu leen jàngal en fait depuis ay ati at mais ñi nga xam ne yàlla bu sëgalee ne am nañu ay parents yoo xam ne loolu permettre nañ leen ñoo ñu mën a dépasser état d'esprit boobu ñooñu dunduñu loolu am na ñu mën a am liggéey loolu je pense que ci xel la xëy ba ñun ñi respecté leen yemale leen ak ñëpp waaye it nangu leen moo tax ba ñuy xeex bés bu ne waaye li leen ëppal solo bu ñu sukkandikoo ci Boubacar alias Bouba mooy nguur gi gën leen aar rawatina ci ñi nga xam ne dañ leen di faat di leen sacrifier ak yu ne mel c'est juste que mu gestu ñi albinos yi nga xam ne seen parents yi amuñu doole pour toppatoo seen doom yi wala ñi ci souffrir parce que albinisme pour foofu dafa laaj toppatoo dafa laaj ay diw yoo xam ne seen pauvre Sénégal dafa am naaj dafa laaj ay lunettes yu baax à 90% ñoo ñëpp diñu atub ren bi thème bi ñu tànn ngir mandargaal bés bi mooy toujours la tête haute maanaam siggi foo mën di toll loolu nag ñu jublu ci wan àdduna wërngal këpp ni donte ne ñu ngi leen di xeeb di leen stigmatiser terewul ñoom fu ñu toll dañuy siggi Kumba Ba bu nu sukkandikoo ci jëwrin ji yore wàllum wér-gu-yaram ci gouvernement bu Sénégal lu ñu duppee bateau hôpital dina yegsi ci réewum Sénégal. loolee Abdoulaye Diouf Sarr moo ko daal di xamle bateau boobule di Africa Merci nag dina daal di ñëw file ci Sénégal daal di fiy def nag fukki weer ba tax na rek ñuy woo ñi nga xamante ne rek dañoo am ay jàngoro ngir rek daal di dem faju ji ca bateau boobule nga xamante ni ab ONG di humanitaire Mercy Ships ñoom ñoo ko fi daal di taxawal wàllum gynécologie chirurgie maxillofaciale ophtalmologie ak it chirurgie dentaire nag loolee yëpp nag dañu koy def ca bateau hôpital boobule nanu teewlu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. il faut war a ñëw muy bateau boo xamante ne bu ñëwee mois d'août dana fi toog fukki weer pour fépp foo xamante ne si Sénégal gis nañ fa ku jar ñu indi la si bateau bi pour war la mën a opérer rek ñu mën la sélectionner indi la danañu waxtaanee naka la ñuy sélectionner ñooñu parce que dafa war a nekk système bu transparent parce que loo xamante ne président Macky Sall daf ko defal Sénégal yëpp donc il faut ñu taxaw pour que ñëpp mën si gis seen bopp. kon nekkoon kàddu yi Abdoulaye Diouf Sarr midi moo jot ba tegal fukki simili. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yégle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu.
lay fay Serigne Saliou nuyukat yi ak auditeurs yu King FM. maa ngi lay fay Kumba dañu koy tàmbali rek foofule ca Mali ñetti fanu deuil national nag moom la kii di premier ministre bi nag daal di xamle waaye itamit première sanction yi nga xamante ni jàpp nañu ko. ñetti fan comme ni nga ko waxee moom la ñu jàpp loolu nag hommage lañ koy def maanaam fàttaliku ñi nga xam ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci congo ga amoon fa fecce Sowbane loolu nag ñu dogal bi ñu ngi ko jël démb kon ci conseil des ministres bi mu doon am premier ministre malien bi moom Boubou Cissé sax jotoon na dem ca village yu Sowbane bi nga xam ne fa la jëyee ja amee woon ba fanweer ak juróom ci ay doomu aadama ñàkkoon ci seen bakkan waaye nag ginnaaw ay waxtaan yu ñu amal ak président bu Mali ñoom nag ay daan commencé naa wàcc daan yooyu nag ki mu njëkk a laal moom mooy gouverneur bu région bu Mopti moom mi nga xam ni moom mooy le général Sidi Alassane Touré gannaaw attaque ba amoon ca Sowbane kon moom lañ jàpp ni moom mooy ki nga xam ni moo waroon jël bépp matukaay ngir fexe ba yu ni mel bañ a am ci gox ba tax daal ci sanction yu ñu waxoon moom lañ ci njëkk a wàccee moom nag nekkoon na ca poste boobu ci atum 2017 ak léegi. ca Ghana ak it Côte d'Ivoire dañu daal di lëkkaloo rek ngir seen njaayum cacao ñu daal di koy acc ndaxte rek dañoo daal di bëgg ñu yokk prix yi. réewum Ghana ak réewum Côte d'Ivoire ni nga ko waxee ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo gën a fës ci àdduna bi ñeel wàllu production bu cacao ñoom nag fi mu ne nii dañu ne lépp loo xam ne bàyyi nañ ko mu jëm ci cacao fii ak weerum octobre atum 2020 kenn du ko jaay ndax ñaari dëkk yooyu fi mu ne nii dañoo boole seen ay doole wax ni dañoo bëgg a fexe ba weñ loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd boobu cacao ñu indi ci ay coppeti ñeel wàllu njëg-yeeg yu ne mel kon ab bras de fer la ñu engagé ñaari fan a ngi nii foofu ca Accra ca réewum Ghana lii la nag di guleet ñu gis ñaari dëkk yooyu lëkkaloo muy ay ivoirien ak i ghanéen waaye nag filière cacao bi moom moo ko waral ñaari dëkk yooyu kat yi boo leen boole ñoom ñoo yor 2/3 bu production mondiale bi ñeel wàllu cacao. ñu jeexale ko foofu la ca Israël législative yi dañu ko daal di anticiper. bi mooy ñaareelu yoon kon ñuy woo askan wa ngir ñu tànn ay député foofee ci réewu Israël loolee nag ñu ngi ko namm amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2019 scrutin bi nag ki sàkku ngir ñu def ko moom mooy premier ministre israélien bi moom Benjamin Netanyahu kon juróomi weer rek ginnaaw ba nga xamante ni amal nañ fa ay législative ci weer bu ñu génn nag ñoom israéliens yi am na sax ñu jotoon génn wax ni ànduñu ci lu ne mel waaye moom nag ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci assemblée nationale ba daal dinañ ciy d'accord ba nga xam ne sax élection yi jamono ji moom jàpp na ni moom rek moo mën a tax ba mu mën a tekk li nga xam ne moom mooy majorité bu dëgër ci extrême droite bi nga xam ne fa la fare ndax nee na boobe ba tey bi élection yi la jàllee woon ba tey bëggoon nañ def gouvernement waaye moom booba tey réussirul woon moom moo tax ba kon guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai jàpp fanweeri fan am na sax ay député yu jotoon voté ca parlement ba ngir ñu daal di suuxal boobule parlement di suudur ko kon ñaari weer a ngi ni ci ginnaawkat yi tey Israël la ñuy jeexalee xibaaru biti réew yi. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Kumba Ba doon faram fàcceel xibaaru tàggat yaram ya xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ciy topp gannaaw bàkk bi lay doon. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram mi Papa Ma Jaxate Sarr la ñu ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Kati Ndiaye. maa ngi lay fay bu baax Papa dañu koy daal di tàmbali ak football CAN 2019 kii di Youssouf Dabo moom nag dana nekk ci wetu Aliou Cissé foofu la ca Égypte. noonu lay demee Youssouf Dabo mi tàggat gaynde yu ndaw yi ginnaaw ba mu jugee ci coupe du monde bi dina dem fekk ji staffu équipe nationale bu Sénégal ba nekk ca jamono ji ci Espagne waaye fas yéene dem ci réewu Égypte ngir coupe d'Afrique ba nga xam ne fa la war a amee te sunum réew war ca bokk moom Youssouf Dabo dina bokk rek ci ñi superviser maanaam saytu ñi nga xam ne ñoom la équipe nationale war a dajal ci googale compétition war a tàmbali ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin gi ñu jëm du doon guleet nag ndax bi mooy ñaareelu yoon Youssouf Dabo di dem ànd ak Aliou Cissé ginnaaw Coupe d'Afrique des Nations 2017 bi mu nga xam ne ma nga fa woon it ànd ak équipe ba ñu jàpp leneen ba tey ci équipe nationale bu football bi ay bés rek maanaam lu ëpp fukki fan ginnaaw ba mu rek noppaloo Sadio Mané tey ji la dem fekki équipe nationale ba foofee ca Espagne ca camp de base ba ca Alicante. basketball national bu góor ñi ASC Douane nga xamante ne jamono ji ñoom ñooy leader des playoffs dañu daal di bëgg rek ba tey ji téye li nga xamante ne moo di seen titre. téye seen titre raay gi nga xam ne daaw ñoom ñoo ko yoroon ñoom waa AS Douane démb dañoo daan Louga basket club 68-58 ci jongante bu ñeel juróom-benneeli bëccëg ci play off yi
noppi ñoom sax ñoom ñu lay wooyee les Gablu qualifié nañ ba noppi ci demi-finale yi waaye ginnaaw démb ndam la ñu am tax na ba kenn mënatu leen fekki ci seen place bu njëkk ci classement bi. Ahmed Camara di pivot ci AS Douanes di rafetlu ndam loolee nga xam ne am nañu ko démb tey fësal bëgg-bëggu club bi mooy ñu téye seen raaya gi ñu teewlooy kàddoom. victoire bi gagné nañ ko ci jàmm ak salaam donc ñu ngi sant yàlla bu baax waaw defuñu lu dul respecté consigne coach bi rek waaw tey moom lañ respecté moo tax tey ñu gagné avec la manière quoi contre AS Louga. Vraiment oui parce que premier quart-temps bi deuxième quart-temps bi ça a été un peu difficile mais bañ demee vestiaire le coach nous a mis xam nga expliqué nañu lu bëri réglé ay quelques détails moo tax ba ñëwee troisième quart-temps on a ñëw nañu en force quoi gën a rectifié wu loolu moo ñu permettre tey ñu yóbbu score bi comme lu ñu ko doon waxee rek waaw ñun ñëwuñu pour nekk simple figurant dañ ñëw pour gagner championnat pour conserver suñu titre. dañoo ñëw pour conserver suñu titre di ay kàddu Ahmed Camara di pivot ci AS Douanes ñu jàpp ne jongante bu mujj ci juróom-benn li bëccëg bi tey jii la ñu koy jàpp bu ñaari waxtu ci ngoon jotee ca stadium Marius Ndiaye Asfa nekk ci juróomeeli place bi mooy daje ak Saltigué nekk ci juróom-ñetteeli place bi doon ki mujj ci rang bi ci jigéen ñi ñaar fukk ak benneeli bëccëg bu national 1 bi tey jii la ñu koy ndar kap ca Marius Ndiaye ak ñaari jongante Flying Star Jaraaf bu ñetti waxtu toftale fanweeri simili lay doon Asfo Jeanne d'Arc bu Dakar bu juróomi waxtu demee ba fegg fukki simili ak juróom lay doon jàppale ne ci classement bi ASC Ville de Dakar Duc ak Saint-Louis Basket Club ñoo nekk ci ñetti place yu njëkk yi ginnaaw démb ku ci ne ba nga amee ndam ci sa jongante. ñu tëj xibaaru tàggat yaram bi ak lutte avec frappe gala gi nga xamante ne war nañu ko amal ni ki fukki fan ak juróom ci weeru juin ki di Luc Nicolaï nag mi ngi daal di dalal xel yi jëm rek ca kaaraange ga nar a am foofule ca arène nationale bu Pikine. Luc Nicolaï démb mu nga woon rek amoon na dem nemmeeku foofu ci arène nationale bu Pikine ba ngir saytu rek naka la ñu war a waajalee gala boobu nga xam ne ni nga ko waxee fukki fan ak juróom ci weeru juin gi la ñu ko fas yéene amal moom promoteur ba bàyyeekoo ca Mbour ca Petite Côte ba jàpp ne kaaraange gi lépp dina mat ndax lu mu gàtt-gàtt ñetti téeméeri takk der daanu leen yabal foofee ca arène nationale ñu teewlay kàddu ko Luc Nicolaï ci micro Serigne Saliou Seck. lii nag tàmm nañ ko def arène bi je pense que le 15 juin bi mooy doon premier grand combat bu ñu fiy tëgg yoon la tey sécurité bi ñëw ñu waxtaan ci te bi ñu ñëwee aussi lañ ñu wax daal nañ suñu xel xam naa ne événement bi dina nekk événement bu gën a wóor ci histoire u làmb wax nañu fi oto yi war a jaar fi nit ñi war a jaar bunt yi ñu war a ibbi donc disposition yëpp ñoom jël nañ ko pour bu soobee yàlla képp ku fi ñëw daal pour jàmm di nga fi fekk jàmm ju bare lu mu néew fii dina am 300 éléments lu mu néew damay bañ a wax nag parce que li ñuy nar a def dëgg-dëgg mais éléments yi dinañu bare tàmm naa defee innovation donc ci lii ñu ngi ciy liggéey parce que arène bi c'est pas évident miinuñu ko torop xamuñu lumière yi nu muy tàkkee bu ñu waroon def yenn faisceau yi ak yooyu vendredi 19h30 dinañ fi ñëw pour def genre simulation ñu ngi waxtaan sax ak yenn kuréel yi pour bu làmb ji jeexee sax ñun ñëpp ñu nettoyer alentour yi nettoyer lépp pour affaire bi yëpp jaaraat ci yoon. mu nekkoon ay kàddu Luc Nicolaï doon rek indi ay leeral ak dalal xel ñi nga xam ne ñoo fas yéene ñëw fekkee gala de lutte boobu fukki fan ak juróom ci weeru juin gii ñu jëm googule combat sax bi nga xam ne moom la ci ñëpp di gën a xaar war a dox diggante Gris 2 bu écurie Fass am juróom-ñetti combat juróom-ñetti ndam ci lépp maanaam lépp da koo daan ak rëg-rëg bu Caaroy Cap-Vert moom nga xam ne ci fukk ak ñaari combat yi nga xam ne amal na ko fukk ya da ca am ndam ñaar ya amul verdict mu doon combat boo xam ne dafa mel ne faw rek am ko am koo xam ne dina ci jëlee defetam bu njëkk Serigne Saliou Kati Ndiaye lii moo gën a fët ci xibaaru tàggat yaram. ngërëm ñeel na la Pape Madiakhate Sarr doon nu yaatalal xibaaru tàggat yaram yi ñu jàll ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te woo. dañ koy tàmbaleek Aba No Stress mi nga xam si kon mbégte mu mag la amoon ci bokk ca Samba Sow bi doon am ca Paris. Samba Sow bi nag li ñu doon féete moom moo di seen fukki at foofule ca Palais des Glaces bu Paris. Aba No Stress nag bi la yoon moo nekk première fois wam rek mu doon joué ca kanamu public français ba tax na rek muy daal di xamle ni kontaan na bu baax ci participation boobule ak li nga xamante ni jot na ko faa def Aba No Stress mu ngi ci micro wu kii nga fet loolu expérience la bu ma am peut-être booy liggéey ñu ngi lay bàyyi xel tu fais quelque chose boo xam ni tu penses que ni waa réew mi rek ñoo lay bàyyi xel
xel mais à l'étranger tamit dañu lay bàyyi xel et puis ñooñu ñoo bokk culture ñooñu seen origine fii la donc ils m'ont vu et puis ñu xam ni li may def dafa méngoo ak ñoom li ñuy def ñu envoyé ma invitation ma bind benn sketch envoyé leen ko mu daaneel leen commencé woon naa daaw am expérience bi demoon naa ci Marrakech du Rire daaw participé wu ma woon mais demoon naa en tant qu'invité assister apprendre et tout dugg ci loge yi côtoyer humoristes yi gën a mag ci àdduna donc maa ngi commencé di def ay pas yu ndaw ci humour international bi donc tey bi ma demee peut-être expérience de beneen bu bees mais maa ngi doon am tuuti aperçu ci ñoom li nga xam ni moom la ñuy def donc ma dem ci beneen public bu bees dem ci beneen culture dem ci beneen langue donc yooyu yëpp nekkoon ay yu bees ci man mais yàlla baax na quoi li ñu fa doon wut yaakaar naa ni am nañ ko et puis je pense assuré nañ ci salle bi suñu spectacle nit ñi apprécier nañ ko avant 2020 dina am Amérique am France incha allah. mu nekkoon sëlëf ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Ndeye Maty Dieng di ngeen ko mën a dégg laata Midi Culture di Buur ndax mooy nekk gan gi ñu jàll ci beneen artiste bu duppee boppam Docta moom nag mi ngi doon màggal fanweeri atam. fanweeri atu carrière am nag la doon màggal waaye nag ni mu ko defee moom moo di dafa daal di organiser benn exposition bu mag a mag tànn ci ay thèmes yoo xamante ne rek moom la doon waxtaanee lu ci mel ni rek wàllum Petro-Tim ak it Aliou Sall waaye nag daal dina cay dolli di woo ndaw ñi rek nga xamante ne ci wàllum aar nag la ñuy yëngu ngir rek ñu gën a xoolaat ni ñuy liggéeyee ndaxte suba culture Sénégal nag lu jara sur le Penda Badji mënu fa teewaloon. Lamine Malas Sadio la tudd turu artiste am di Docta yàgg loolu ci milieu bile di graphiste bu njëkk ci Sénégal rax ci dolli di rappeur mu yàgg loolu ci aar bi bésub tey jii muy màggal fanweeri at yi mu def ci carrière am. tey damay fête samay 30 ans de carrière parce que depuis 88 ba léegi maa ngi ci di ko góorgóor di ko taqale tase naa ci ñu ne gis naa ci ku ne jàng naa ci lu ne maa ngi ciy kon ne jàng ba léegi sama expo bu may def lu ma musul def sama dund mooy def expo man kese saa bu ñu musaan proposé expo dama nañ ci boole ay nit pour man mbooloo mooy doole. ca loole nag ci ab exposition bu yaatu loolu ak it concert bu mag ay mbokk artiste am ñëpp ñëw wuy si ko ci kanamu nasaraan yu bëri moom Docta di dellu si ci bi lépp exposition. expo bi ça parle de samay vision yu bëri yu ma am ci àdduna bi ni may gisee lu ne tableau bu nekk ak na ko nit ñi di gisee mais tableau bu nekk ak yëg-yëg ba ma ci am ci bu waxtu ba muy am parce que fi mu toll nii ñu ngi wax waxu pétrole bi ñoo ko moom ah ñi ko jël ki ñem moo ci taq nañu leeral xaalis bi ñu bokk ñun ñëpp nan la ci duggee nan la ci taqee dama ciy wax ba leen duggee ci biir dañuy si ay tableau yoo xam ça parle de ça mais autrement. ginnaaw loole nag moom artiste bile mu ngi ñaax ndaw ñi yëngu ci métier graphiste ngir ñu gën a xoolaat seen doxalin ba noppi gën a sukkali communication bi ngir graffiti gën a mun a am solo ci mim réew. Penda Ba cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci leneen di wàllum musique akum pecc te ñu duppee ko Jamfa. ba tax na rek doon na loo xamante ne dafa daal di am solo bu baax ci patrimoine musical bu Sénégal loolee rek tax na ba kii di Mamadou Sow daal di dem rek dajeek ñi nga xamante ni ñoo di ay ndaw fecckat tuddee seen bopp Jamfa mu ne ñoo nekkoon ci seen répétition foofu la ca théâtre Verdure bu Pikine Nord. ay sabar yi rek ànd ak pàkkar mi Abdou Gaynde ak i naataangoom di répété benn ci xeetu fecc yi ñu faral di yëngu. danse universelle bu ñu ko waxee mooy day fecc sabar day fecc djembe day fecc sawruba day fecc bogorabo mais moment bi yaa ngi fekk ñuy danse contemporaire afro contemporaire ñu ngi wax ci Baye Fall waaw ci loolu nga ñu fekk ñuy def ni moment bi ni di ci liggéey saa bi. groupe bi di wuyoo ci turu Jamfa daanaka ñoom ci ay actualité wala ay thème la ñu sukkandikoo ngir fësal wala sax ngir ŋàññ yenn ci doxalinu nit ñi lépp ci ay xeetu fecc lañ koy amalee. dañuy sukkandiku ci ay thème ndax dañuy xool actualité majeure de part ñu ci liggéey am na thème bu yàggul dara bi nga xamante ni moo ñu yóbbu international boobu ñu ngi wax ci environnement di wax ci pollution mais moment bi yaa ngi fekk ñu ngi liggéey ci d'autres thèmes di ci wax ci Baye Fall ndax moment bii ni Baye Fall yaakaar naa dafa bari te dafa bari ni muy doxee am na ci ñoo xamante ni mën nañ ni dañuy mbubboo Baye Fall mais am na ci ñoo xamante ni dañuy dëggi Baye Fall lañ. Abdou Gaynde jiite bi le groupe di ñu xamal ni fecc message bu ñuy véhiculer la. boo mënta lire carrément li ñuy def dinañ def li dinañ la wan loo nga xamante bi ni maanaam yow di nga xam ci biir danse bi di nga xam ne ñii message bii la ñuy joxe ndax fecc ça parle. moom Abdou waral itam muy xamle ni fecc du ko jóg rek def ko. fecc nekkul looy tarararo rek di fecc wala nekkul looy yëkkati sa tànk rek di def lu la neex fecc dañ koy jàng am ci ay point faible am ci ay point off am ci ay point baax yoo xamante bi ni dafa nekk ci biir danse. ñoom groupe Jamfa daanaka instrument yu bari la ñuy jëfandikoo. dañuy jël ci instrument bu ko rabu ci djembe ci sëruba
waaw si culture yëpp la ñuy joué. waral ñu yëngu ci festival yu bari ci Sénégal ci Afrique ba ci sax sa Europe. jërëjëf Mamadou Sow ñu egg seeg yéen mbokk yi ci nataalu bés bi tey ñu leen di gën a xam lekk Galaye Ali Fall. Galaye Ali Fall nag moom nag li tax nit ñi gën koo xam moom moo daal di dugal lii di Pekan nekk benn style musical ci culture cubalo ba tax na rek Ndeye Mati Dieng daal di nañu gën a xamle ak moom. ci fent li Galaye Ali Fall lañu koy wax turam dëgg di Ali Amadine Samba Ali Modi juróom-ñaar fukki at la dundu laata muy feebar jaaree fa wuy ji boromam ci atum 1971. wuy nga buna umaro sutu yaanika awlika yaanika yo jabdomi yo jam jaɓɓomi dow bundalla abdallah bunam biruga ɓorana wali jam jadda kunta ture bata kañadi lukke mab guja bo guja nurunara bambadi kise kunta daali yalla daali yeli man yo allah renam jale ndenam jaljalɗe ndenan keelel mayo kalifa allah xarañ lool ci musique bi mu daawoon def te daan ci jëfandikoo moolo muy xeetu jumtukaayu musique bu nuroo lool ak xalam Galaye Fall ci Pekan wala slam la ko cubaalo yi tabee ngir mu yëkkati seen drapeau cornal seeram ɓe waliyat waliyat liman matakiyam e nana loolo allah dinummaɗi kon daraja makko subalɓe gañimo tawjani ko hakkilo moodi kono damma ko wuli juuri gurnam nayi Pekan musique la bu cubaalo yi daan def suñ daan faral di napp wala ñuy jàtt rabu dex yi Galaye Ali Fall bokk ci ñi ko fësal ba ñëpp xam ko xamle na ni Pekan famille Jëy bu kër Aram Sarr ñoo ko njëkk a def ginnaaw bi seen maam bi di Demba Jëy bettee jommaayo wala rabu dex ngir ñi ko xamul mu koy way wante ñi ko xam ñëpp nangu nañu ne fi mu agsi tey Galaye Ali Fall def na ci ay jéego yu rëy. gërëm ñeel na la Ndeye Mati Dieng doon nu gën a xamaleek Galaye Ali Fall Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Abano Stress. Abano Stress la ñuy dalal tey ba tax na rek waxtaan gi mu sekk ak Ndeye Mati Dieng daal dinay dellusiwaat ci show mi nga xamante ne mu ngi koy waajal foofu la ca Grand Théâtre. Abano Stress ñoo ngi lay nuyu te yaay suñu invité ci Midi Culture nga nekk comédien en même temps animateur fii ci groupe Futur Média. maa ngi lay fay bu baax a baax donc di nuyu auditeurs yi déglu King FM 99.4. Aba ci comédie nga doore waaye léegi ñu gis la ngay animé nan ngay def ba boole ñaar yooyu. on voit maintenant des comédiens yoo xam ni après dañuy mujj nekk animateur wala ñu bëgg nekk animateur on voit parfois ay animateurs yoo xam ni dañuy def yëfu comédien di reetaanloo di neex ak yooyu donc nag c'est un don boo xam ni yàlla koy def ci nit li kii doon di wutilale kee doon ko di wutilee tey yàlla mën na la ko may yëpp mu def ko ci yow man nekkoon peut-être humoriste moo ma gënoon neex may def one man show parce que moom laa bëgg donc tey boo nekk animateur peut-être lu war a am la rek am na ko mën a wooye mooy c'est un don lu ma yàgg la di bëgg di ko def ambianceur showman humoriste donc dem ba animateur te ci biir animation loolu lépp nekk animation moo ëmb fecc moo ëmb way moo ëmb humour moo ëmb ay solo ko summeeku loolu yëpp animation la donc daal boo nekkee humoriste nekk waykat nekk fecckat nekk lii nekk la animateur nga. yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel ci seen liggéey. amul lu yomb nag ci àdduna parce que kii way mën na way benn way di ko wayaat ci fépp fu mu dem mais yow mi def humour benn van boo def nit ñi buñ ko reetaanee ba pare après c'est mort donc même public boobu mënoo leen defaraat même van bi donc il faut ngay changer public te ñun au Sénégal amuñu opportunité di dem ci salle bi wala dem ci dëkk bi ak dëkk bële place bi ngay woote les mêmes nit foofu la ñuy ñëw da ngay war di changer les mêmes vannes donc loolu dafa laaj liggéey bu mag a mag a mag boo xam ni inspiration création innovation foo toll yaa ngi bëgg a def yu bees moo tax du yomb toi amul lu yomb ci nit ñi ci vie bi ci nature bi ci actualité yi ci liy xew ci li ñuy romb ci li ñuy gis ci li ñuy dégg ci lépp ci yow mi toog ni gis nañ la ngay waaj a dem Grand Théâtre lan moo waral nga tànn pour dem foofu. maa ngi soog a ñëw groupe Futur Média peut-être c'est ça donc et puis ampleur bi nga xam ne moom la Aba Show am mu ngi koy soog a am loolu tamit nañ ko accepté mais ñaari at yi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw dañ ko doon def au CICES à la salle unité africaine donc on l'a fait ñaari année yoo xam ni la salle était pleine donc daaw dañu ne woon ren dootuñu ko fa defee dañuy dem Grand Théâtre ak ñu nekkoon fii wala ñu bañ fi nekk nee na bi ñu ñëwee fii c'est juste que dafa gën a yokk wax bi quoi dafa gën a am buzz et tout loolu dañ koy nangu donc ak loo mënti wax xam nga ni c'est le groupe Futur Média mais xalaatoon nañu dañuy dem Grand Théâtre donc defoon nañ ko daaw ci salle bu def 1200 places mu feesoon lool donc ñu ne woon ren dañ koy yóbbu Grand Théâtre comme moo yóbbu
boppam Grand Théâtre. ndax mën nga ñu may tuuti ci surprise yi fay xaar sa ay fans. dañ ko doon woowee la nuit du rire moom lañ ko doon woowee mais y a beaucoup de nuit du rire ba da ngay dem ba da ngay réer ci nuit du rire ñu woowee ko le Dakar MDR. donc mu nekk concept bu bees boo xam ni dina am ci région yëpp am partout France ak fu nekk dañ ko fay defi donc le Dakar MDR boo ko déggee ci turam Dakar mort de rire lu jëm ci wàllu reetaan lu nit di xalaat nii war na mën a am ci spectacle pour rire dina am danse dina am way dina am humour mais humour mooy jël 90% yi leneen li ci des ñu partage ko mais son et lumière spectacle bu doy war dina fa am en tout cas dina am ay invités surprise yoo xam ne dinañ fa ñëw ay ndaanaan yoo xam ne nekk ñu ci réew mi ak ay waykat yu mag yoo xam ne ci way lañ leen xam ñu joué loolu sketch. Aba Midi Culture ñoo ngi lay jaajëfal. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax kontaan ci yéen di jox ñëpp rendez-vous ce 5 juillet foofu ci Grand Théâtre. ngërëm ñeel na la bu baax a baax kon Ndeye Maty Dieng doon dalal ganu Midi Culture ñu jeexale kon kat yi ak woy bi ñu duppee Jeeg Pire. Jeeg Pire maanaam lëmbalu vampire loolu nag moom mooy woy bu bees bi nga xamante ni taasukat bi di Dieyna la Barbinoire nag daal dina ko génnee moom lañ leen jagleel tey ji.